musiba dëgg nag moo am ca Diourbel ndax benn entraîneur la ñu jàpp dëggati ko ba noppi dóor koy birig ba mu dee ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de l'observateur ne mbir mu doy waar moo teere ji démb ci tribunal bu Ndakaaru ndax benn étudiant la xale bu jigéen gu mu doon génneel ne na ko bàyyi na seen diggante na fi yam waaye jël vidéo yi ñoon sekk ñoom ñaar ñëpp wasaare ko ci réew mi partagé ko ba ñu mujj teg ko loxo yóbbu ko ca tribunal bu Ndakaaru ku lamb yaa tay soo bàyyee ma seeti sa morom góor gu yambar rek mooy def li ni mel te vidéo yi boo ko génnee fa ngay weeraale sa bopp yow tamit lii fa ñaaw laneen lu ko gën a ñaaw nag la dépêche yi ne kaay moo ñu ko wax te ma nga amee nag ca diiwaanu Diourbel yow seetal fa xam ab délégué médical mooy ñooñu nga xam ne ñooy jaay garab yi ci pharmacie di leen ko yóbbul ak yooyu waa ji daal fañ koo jàpp dóor ko fa ba mu tàlli ñeret dee wett faatu ñàkk bakkanam Allah yéene kaay bi ne tegagum nañ ne kenn loxo jàpp nañ ko koo xam ne fa ñoo njort ne bokk na ca ña ko rey waa ma ne rey nit daal ceg maa tey suñ jàppee borom fañ ko war a rey rek loolu rek moo fi mën a jëlee Sénégal rey gu bëri gi ngeen di dégg ndax dee kenn ko ñemewut kenn ko bëggut su la wóoree ne soo reyee nit fañ lay rey subaa doo ko rey ngir yàlla nañ jëfee atte yàlla bi moo ñu dàq atte ndax moo ñu bind te atte moo gën a maandu te mooy ku rey nit ci tayef fañ ko war a rey duna yàlla na leen yàlla yërëm njaareem kawtee fa xew benn ab délégué médical la ay gone dóor mool ci kanamu ñaari doomam mu wàccub liggéey police ba teg nañ ñeenti xale loxo agum ci ñi def ñaawteef googu di wër ñeneen ñi douane moom dañoo jàpp na mu tuddati 33 kilogrammes encore de cocaïne fii ci boori Gandiaye Sénégal kon raw na Côte d'Ivoire raw na Nigeria ci trafic de drogue Mame Matar Gueye daal ne yoon la ñu war a application bu dëgër ngir yii dakk waaw ñaari Njaga Njaay ñoo mbëkkante ci autoroute bi def ay jéeya ki tooxi doona ministre bi ñu dénk wàllu transport El Malick Ndiaye daal ne nanu rocc seeni licence ñaar ñooñu son yéeni kaay moom desuwaat ci scandale yi nga xamante ne nii seetlu nañ ko ci yenn ci ay projet yoo xamante ni nguur gii ñu génn doon nañ ko amal ndekete yoo dañ doon gonfler laa la wax chiffre ya Cour des comptes nag moo ko mujjee dévoilé ay écart yu rëy la ñu gis ci seeni chiffre moo xam ci projet TER bi pont ak autopont yi yéeni kaay bi di joxe détails yi tañuy xamal ni bu weesoo projet marine bii nga xamante ne nii tolloon na ci 32,578 milliards yeneen projet yi ci des yépp nag dafa mujjee am écart bu dee projet am na écart bu ëpp 6 milliards bu dee projet route nationale numéro 2 bu Njum ak Ourossogui Bakel am nañu écart bu ëpp 6 milliards bu dee projet BRT bii am nañu écart bu jege 3 milliards bu dee projet bii nga xamante ni amoon nañ ko ci programme autosuffisance en riz am nañu écart bu ëpp 13 milliards bu dee projet parc technologique numérique am nañu écart bu jege 5 milliards bu dee projet pont ak autopont yi ñuy def ci Sénégal am nañu écart bu ëpp 12 milliards projet TER bi tamit waxi noppi am nañ ci écart bu jege 2 milliards lii yéenekaay bi desuwaat ci tañuy xamal ni projet bi nga xamante ni tamit crédit mutuel du Sénégal ñoo ko financé woon ca FONGIP ndekete sàcc nañ fa lu toll 250 millions de francs CFA benn audit interne lañ fa defoon ci la ñu mujjee gis ne ca biir crédit mutuel du Sénégal wala sàcc ba nekkoon fi mu toll nii jàpp nañ fa 3 cadres dañ leen a licencié ba noppi yóbbu leen ca kaso ba Sénégal gi balaa muy jubbantiku a baax na yàlla bëri na sutura nañu journaliste Madiambal Diagne jamono ji ma ngi ci ay benk-ñenke moom ak ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci groupe de presse am bi li ko waral journal bi nee na mooy ay compte bancaire am dañu ko bloqué dañu ko indil impôt boo xam ne toll na ci 91 millions ba léegi fayigu ko loolee moo tax ñu daal di bloqué compte bancaire yu groupe de presse bii nga xam ne Madiambal Diagne moo ko jiite yéene kay gi dala ko ne patron de presse yi ñoom tey jii danañu amal ab réunion d'urgence Bassirou Diomaye Faye moom nee na woon bu toogee ci réew mi ñëpp a fay impôt yéene kay gi de Libération xëy di ñu xibaaraan ñu homme d'affaires bi di Dora Gaye fanaan na guddeem gu njëkk ci kasu bu Rebeuss mandat dépôt la ñu ko def la ñu koy toppeek la ñu koy tuumalee bëri na lu jëm ci wàllum njuuj njaaj boo xam ne aju na ci wàllum foncier loolee moo tax moom homme d'affaires bi ñu jël ko yóbbu ko ci kasu bi yéenekaay gi di enquête xëy duñu xibaar nañu activiste bi di Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndaw ñoom ni ki démb àtte nañu leen ca tribunalum Dakar kenn ku nekk ñetti at lañ la tëj waaye tamit kenn ku nekk dina joxe lu toll ci 100 000 francs yéenekaay gi de la Témoin xëy duñu xibaar nañu en tout cas li am de sala li ñu leen mën a wax ak li ñu leen mën a yëgal ak li ñu leen mën a xibaar mooy activiste bi di Bah Diakhaté génnagul ci mbala gi ndax bu weesoo plainte bi nga xam ne Babacar Mbouba bu collectif Sàmm Jikko Yi daan na koy porter plainte Bah Diakhaté am na beneen plainte tamit boo xam ne yan nañu ko Bah Diakhaté plainte boobe nag ku ñuy wax maître Ousseynou Fall di avocat moo porter plainte Bah Diakhaté ndax journal bi nee na li tax maître Ousseynou Fall daal di porter plainte Bah Diakhaté bi ñuy waajal élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu génn Bah Diakhaté dafa def ab vidéo saag maître Ousseynou Fall bu xolum sedd loolee moo tax nag maître Ousseynou Fall daal di koy jël yóbbu ko fa
mbaxana doone benn yéen kay gi da leen foo xëy duñu xibaar ñu Alassane Fall bokk ci parti bi di Pastef moom tim jamono ji ma ngi ci guddi gu bër sédégu la ndax waa DIC division des investigations criminelles ñoo ko teg loxo li tax ñu teg ko loxo da doon dendale ay saaga maanaam juge bi ak magistrat bi ci lu jëm ci mbiri Bah Diakhaté ak Imam Ndaw yéen kay gi di bés bi xëy duñu xibaar ñu Alassane bu Ousmane Sonko jamono ji ma ngi ci garde à vue journal bi nee na li tax ñu teg ko loxo ak li tax ñu garde à vue ko maanaam da doon saaga procureur ak juge ndax da doon wax ne Bah Diakhaté bu ngeen ko bàyyee maanaam jaar fu ñanga-ñanga loole moo tax ñu teg ko loxo tey jii danañu ko jébal procureur yéen kay gi de la xëy duñu xibaar nañu liggéeykat yi nekk ci poste ñoom nag ñoo ngi tuumal directeur ba lu jëm ci wàllum corruption yéen kay gi de libération xëy duñu xibaar nañu crédit mutuel bu Sénégal jamono ji yënku na ndax am na ñetti cadre yoo xam ne fa la ñu doon liggéeyee jamono ji teg nañu leen loxo ci lu jëm ci ak càcc goo xam ne toll na ci 250 millions yéen kay gi nee na ni mu demee nag ndax xam ngeen ne ñi nga xam ne ñuy wax FONGIP financement yi nga xam ne moom lañu doon def maanaam ku ñuy financé dañu koy jaarale ci crédit mutuel bu Sénégal cadre yi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo nag ñoom la ñu leen di toppee nee nañu liste bu ñu leen indil ngir ñu financé ko ñoom dañ ci yokk seeni turi bopp ñooñ di jege ñaale président Macky Sall seen geneen ñooñ goo xam ne ma nga doon saagaat yóbbu nañ ko garde à vue Alassane bu Sonko gannaaw bu mu tifaaree procureur ak juge ma nga ca loxol yoon ñu téye coow li tribune yéene kaay naan man mooy journée set setal bi ñu woote woon ci réew mi moom maire Faly Seck day bu commune bu Ross Béthio ma ngay naqarlu nag yenn ci ay élu la ñuy bank seen loxo ci ñàkk wuy di set setal bi Faly naan téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay élu dañoo boycotté te du yoon ndax bu république soxlaa dañoo war a teg lépp lu jëm ci wàllu politique wuy ji rawatina nag bu dee acte bu baax bu ñu war a rafetlu. Sadio Mané daa wopp du mën a ñëw ci suñu match yi di waaj a am waaw yaari match yi na mu tuddati Dakar naaw dañu fay liggéey toskare ñeel na leen ñi am daal ñoo ngay am portugais waaye sénégalais yi ñu ngi sonn lool waaw baax na fàtte am daal ne Air Sénégal boo gisee ñuy pang-pangee ujaaji nii Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye ñoom ñoo xamul fu ñu taxaw dañuy tatone ok Imam Ndaw Bah Diakhaté yetti weeri kaso la leen yoon daan Doro Gaye gisatul ña ko doon way gisatul ña ko doon placé sous le haut parrainage de yoon def na ko mandat de dépôt ay bokkam jaaxle Madiambal Diagne 91 millions la ni la yore lempo 2020 ba 2021 domaine ak lempo yoon teg na ci ay kontam loxo mbaa di xeeti xoxotal la laajkat yi taskatu xabaar yi laaj ku ñuy wax Assane Fall wala Assane bu Sonko moo doon tifaar ay saaga magistrat yi di jàpp nañ ko tey lañ koy jébbal yoon. nga yëg nga ñàkk yëg Cheikh Bamba Dièye source ay yéen a kaay na fa jël dogal litre essence yu bëri yoo xam ne fañ ko doon jébbal ay chef de service ak ñu ma la mënta wax yooyu yëpp fañ ko wàññi Abdoulaye Dièye mi nga xam ne nag jiite woon na fi ci jamono aéroport Blaise Diagne boobu moom fa xëy di wax ay dëggam leeral xibaar yi fi génn démb ñu naan fa xam liggéeykat yoo xam ne fa ñoo bëri ba jégg doyo moom moo leen jël ak tappale ga fa nekk ak tasaara xaalis baak lañ leen di fay si sare rek nee na loolu yëpp du dëgg moom ba mu fay jógee loolu xamu fa woon ma ngi ko weddee ca laas yéen a kaay ca leesi ko yéen a kaay fa ko gën a leeral ne man recruté wu ma lu dul 182 agents laneen lu ca yokk na kaneen la waaye du man mu leer la leer témoin yéen a kaay ba mu wax ñu ko mooy Amadou Ba taxawalut parti politique de am na xibaar yu génn démb nag naan Amadou Ba créé na parti bu bees ak dugg na fii génn na faa loolu daraa ca xamul ab mouvement bu ko doon jàppale moom lañ gis waaye ab parti moom taxawala gut ko man ma taxaw ci l'observateur bi xëy di ñu nettali bëccëgu set setal bi président Diomaye xoote woon ca diwaanu Kaolack ndangaan Fallou Kébé président AS Saloum fa faa defati jëf ju rafet yaw seetal ñaat téeméeru defukaayu mbalit moom la jox école ya ak police loolu lu baax la li baaxul nag te xam Kaolack ndangaan mooy dorog bu bon bu ñuy mëq bu bëri bi nga xam ne fi mu toll nii fañ koy jàpp ci diwaan ba ci anam gu bari a bërki démboo njaay la duwaan jàpp fanweeri kilo dorog bu bon boobu ca kër ayib léegi démboo njaay duwaan tegaat na loxo jàppaat nañu fanweer ak ñetti kilo dorog bu bon boobu ñuy mëq ko fóon ca gànjaay le quotidien yéen a kaay moo ñu ko xamal wal fajir yéen a kaay ne man daal faawaaru dorog bi ñuy jàpp Sénégal fi mu toll nii fa bëri ba jégg dayoo te puudar bu weex bii mel ni sunguf meew nga xam ne boo ko mëqee fa ngay gis bi di bëccëg man dina tatt te fay dofloo nit baaxut fay yàq nit mbaadu Sénégal fa bëgg a jéggi rëdd bu xonq bi maanaam dem bañ jàppee ko réew moo xam ne daal dorog ba fa fay jaabaa jonge commissaire Keita jiite woon fi OCRTIS ne gis ngeen drogue bu bon bii soo gisee mu bëri ci réew mi fay firndeel ne fa xam ñu ko fi soxla rek ndax ñi koy jaay bu leen wóoroon ne suñ ko andee Sénégal du jar duñ ko fi andi waaw Mame Makhtar Gueye ba tey ci Walf Fadjri yéen a kaay ne man faa gis ne daan yi nga xam ne fañ koy teg képp ku ñu jàpp ngay jaay drogue bon boobu daan ya fa xoyof waaye bu diisoon gann kon ñi koy jaay fa ñu moytu suñu réew mi drogue pëndëx bii moo gën a bon ci drogue yi xamu ceeg benn fay dof loo nit fay rey nit si du quotidien na xam na beneen trafic bu sonal Sénégal waaye du drogue nag mooy trafiqué bant yi
ñuy sàcc ba léegi jeexagul ci réew mi si du quotidien moo ñu ko xamal. Sur la lutte contre le trafic de bois. En effet, ces 2 dernières décennies, des initiatives ont été engagées par les régimes précédents sans que ce phénomène ne cesse dans ces régions sud et sud-est et ne continue de grignoter les dernières réserves forestières du Sénégal. Et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait même demandé en Conseil des ministres au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique de veiller en relation avec les forces de défense et de sécurité et les services compétents de l'État à la préservation et à la gestion optimale des ressources naturelles forestières et de la biodiversité. À sa suite, le Premier ministre Ousmane Sonko, dans sa communication au Conseil, a fait part de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions sud et sud-est du pays. Il a relevé que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau. Et il faut aussi noter avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien que dans ce trafic de bois, la Gambie joue un rôle majeur. Les trafiquants se réfugient dans ce pays voisin qui abrite des scieries chinoises et indiennes dans plusieurs villages le long de la frontière une fois leur forfait terminé. Mieux, le bois rose, le vène, une espèce pourtant protégée, est interdit à l'exportation via le port de Banjul. Et c'est pourquoi d'ailleurs les présidents Adama Barrow et Macky Sall ont en leur temps à plusieurs reprises évoqué la question du trafic de bois dans leur plan de coopération. Donc pour nos confrères du journal Le Sud Quotidien, une coopération sénégalo-gambienne des accords et rien de plus, c'est ce qui permettra de lutter efficacement contre le trafic illégal de bois en provenance de la forêt casamançaise. Enquête Quotidien naan kon ñaari weer a ngi nii de réew mi moom daanaka mayu ñu dara Ousmane Sonko ak président Diomaye bu ñenn ñi jàppee ne am nay réforme yoo xam ne ñu ngi koy indi yu mën a dal xel nag yuñ jaarale ci yoon yu ñu xalaat te loolee mën a joyanti réewum Sénégal fa yàllaaxu fa nu jëm a tax ak fa nu jógee yéeni kaay bi naan maan la ñu digoon sénégalais te boobaak léegi gisuñu ko waaye tam façon ba ñuy communiquer tàmbalee naa andi jiixi jaax ci réew mi. am na foofee ci diwaanu Gassane nekk nag ci département bu Linguère foofu nag ab góor gu am daanaka ñeent fukki at ak lu tegal moom moo daal di ñàkk bakkanam di yokki turu Yandi Diop moom sax daanaka dafa defoon foofee ngir gas li nga xamante ni moom moo di suuf gannaaw boobee nag la suuf si daal di màbb ci kawam mu daal di génn àdduna mbir mi nag bi mu amee sax lañu woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa sapeur pompier ngir mën koo génnee foofee moom sax néewam gannaaw buñ ko génnee dañ ko yóbbu foofee ca morgue hôpital Magatte Lô lu ci mën ki am daal askan moo nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo ci diwaan boobe bëgg rek itam nguur gi gën cee bàyyi xel ñëw daal di tëj bërëb yooyu nga xamante ni yenn saay ay nit dañ fay ñëw ngir daal di ndax jàpp nañ ñi rek saa su nekk mbir moomee dafay daal di am foofee te yenn saay ñi fay génn ak seen bakkan dafay néew loolu. ci wàllum saisie de cocaïne wax nag foofee ci diwaanu Malika foofu nag sax daanaka ak benn doomu jaraaf lañu daal di jàpp mu yor li nga xamante ni moom moo di cocaïne lépp nag mu ngi dooree gannaaw opération de sécurisation bi nga xamante ni commissariat bu Malika mu ngi ko doon amal waral nag ñu daal di jàpp ka nga xamante ni daal moom moo nekkoon cerveau bi loolee nag mi ngi amoon diggante le 1er ak le 2 juin 2024 bi ñu weesu. kooke ju jàpp sax daanaka moom ak xaritam ñoom ñoo yéegoon ci ab moto gannaaw nag ba ñu jàppee moto boobee ka ko doon dawal daal di daw moom nag mi nga xamante ni sax moom moo di doomu jaraaf boobee ñu daal di koy téye waral nag ñu fekk ci moom lii di cocaïne maanaam ay cristaux de cocaïne gannaaw nag ba nga xamante ni sax moom daal di nañ koy déglu moom li mu njëkk a wax rek moom moo di impliqué wul ci mbir mi waaye nag ca mujjantal ga daal dañ ko daal di placé en garde à vue ak drogue boobee nga xamante ni jàpp nañ ko lu ci mënti am daal jamono bii nii ñii di waa police taxaw nañ temm nag pour topp mbir moomee ngir xool ana kan la lëkkaloo woon ngir def mbir moomee kookee sax itam nekk na ab maçon bu nga xamante ni siiw na loolu foofee ci diwaanu Malika. C'est mon confrère Madiambal Diagne, Madiambal Diagne qui monte au créneau, histoire de se prononcer sur le redressement fiscal de son entreprise de presse. Et là, retenons ce que dira à haute intelligible voix, pour ne pas dire la main sur le cœur Madiambal Diagne. Dans Source A, comprenez, ils ont fait une taxation, d'office. Détoile Madiambal. Waouh, d'office. Là, ce quotidien s'intéresse à la restitution. Aujourd'hui, des travaux des assises de la justice. En tout cas, Thémis, enquête de nouveaux habits. Et pour ne pas
déshabiller Jean pour habiller Paul, Vox Populi accroche le forum du justiciable qui justement se prononce sur un point important, à savoir Conseil supérieur de la magistrature. Et là, le forum du justiciable, emmené par l'excellent Babacar Ba, plaide le maintien de l'exécutif. Que retenir à ce sujet? Sinon, l'absence de l'exécutif au Conseil supérieur de la magistrature peut favoriser le corporatisme et le copinage au sein même de la magistrature et nous conduire inéluctablement dans une société où le pouvoir suprême appartiendrait au pouvoir judiciaire. Et puisque le diable est souvent dans le détail, il convenait pour nous de terminer avec le quotidien. Le journal de parler de nouvelles saisies de cocaïne vers Kaolack avant de révéler la série continue. En tout cas, après les 30 kg de sabli à Keur Aïb, la douane intercepte 33 kg près de Gandiaye hier. Et aujourd'hui, mais la ci dong de cey ala fu ñu jëmat. Le Témoin ñu xëy ñu yóbbu ci waxi parti politique bu bees bu ñu ne moom la Amadou Ba taxawal. Journal bi taxaw ci di ñu indi ay leeral. Nee nañu Amadou Ba donte dafa ñàkk élection présidentielle yi ñëpp di xaar ndax dafay génn biir APR taxawal parti boppam, parti bi ñuy wax ne da ko taxawal tuddee ko RSE. loolee amul. RSE di Rassemblement pour la solidarité et l'équité du parti politique waaye mouvement de soutien la. Mouvement la bu doon jàppale Amadou Ba ci élection yi, ànd na ak moom ci campagne bi ci ñeent fukki département ak juróom yu nekk ci réew mi, waaye Amadou Ba ci jëmi boppam ba léegi taxawalagul ab parti politique. Am na nag ab source bu leen wax ne moom leader de l'opposition bi mi ngi nas stratégie bu trafiquant de drogue yi nas rek douanum Sénégal teggi ko. Le Quotidien nañu trafiquant yi duñu sonn waaye douanum Sénégal du sonn du taaj. yor yéen a kaane yéegoon na ci douane Fatick gi la waaw jàppati nañ fa kon fanweeri kilo waa lii moom ba jàmm la. Walfadjri ne dama ne la ñuy jàpp nag ci wàllum cocaïne googee ci Sénégal waaw ligne rouge avec la poudre blanche dama ne la ëpp na laa la wax. Commissaire Keita nekkoon fi directeur OCRTIS waaw nee na lii day wane na rek jëfandikoo kaay bi ci biir réew mi bari te yaatu. Cela montre qu'il y a un besoin d'alimenter un marché intérieur. Moom commissaire yamu ca ndax ci sëñ bi Keita nee na soo leen gisee ne narcotrafiquant yi la daal di taamu Sénégal day waaw parce que xam nañ ne tund la woo xam ne daa yëngu zone d'instabilité la mar d'Italie. Mame Matar Gueye ONG Jamra waaw nee na loi bi ci boppam kon niñ ko war a appliquer moo oyof laxisme moo ci am waaw te jamono joo xam ne rek wàllum drogue bi lée ma ngay jaabaa jonge ci réew mi waaw barsaak yeeg bal sax gi day jeexagul ubbil évidence yéene kaay nañu jàppati nañ benn gaal boo xam ne day ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama ñoo ci nekkoon 219 migrants laa la wax te ñaar fukk ak juróom yëpp ay mineur la ñu allahu akbar ay mineur la ñu ñi nga xam ne dañoo ànd ak laago day waaw président Diomaye handicapé woo nañ la parce que nee nañu ñu ngi woo président de la république day mu gaaw yëngu nag ci nu mu gën a gaawee ngir suñu dund gi lée mën a ñëw dëgg la doomu aadama yi nga xam ni kon ñoom ñoo ànd ak handicap waaw téeméer boo jël ci askan wi fukk ak juróom lañ di 15% maa la ko wax te dañuy faral nag di jugee ci ay bërëb yoo xam ne day seen loxo jotul seen ginnaaw ñu leen di xeeb di leen tuuti di leen sewal di leen joxoñ ñuy dund wàllum injustice sociale boo xam ne ñoom handicapé yi doy na waar yéene kaay Pape Jogoy Faye bi ne waaye yow lu jëm nag ci wàllum carte d'égalité de chance waaw mbir mi amul benn avancée significative laa la wax waaw parce que ba fii ñuy wax ak yéen imaginez 70 000 bénéficiaires kese ci réew mi yëpp waaw lu jëm ci wàllum encadrement professionnel ñoom ñi lée ñu ngi koy sàkku ba léegi ni lée président Diomaye waaw handicapé yi day nee nañu lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram gi lée mais jafe-jafe yi ñu ciy dund ëpp na Direct News de Paul Émile Badiane ba ca Ziguinchor waaw na muy yàqoo day président Diomaye teg na ca bët Toussaint Manga ca LONASE waaw nee na fii daal mbirum porporloo moom jeex na fi compétence rek cotise pas njàcc pas ñëf bu yëkkatee ba noppi nag daal di ànd ci ak yéen tuuti rek waxtaane Sadio Mané gis ngeen ko moom nag jafe-jafe wér gi yaram rek la am tax rek narul football sunu diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di match yi nu am mu nekk sunu kanam di RDC ak Mauritanie donc Sénégal mu nekk éliminatoire mondial 2026 donc nag ay waay ndaw Samba suñu ñaancoo bi ca dëgg-dëgg ñu ngi ko doon xaar nag mu dugg yëngu-yëngal waaye nag ñi ci des itam bon peut-être war nañ mën a amul sax peut-être war nañ mën a boot équipe bi wane seen bopp fulla ak fayda ak jom ji nga xamante ni moom la Sadio Mané di wone rek ngir am ndam waaw Sadio Mané daal à genoux ndeysaan metti na lool doy na waar donc ñu bari nag ñu ngi ko doon xaar te itam ñaare sax ñu bari ñu ngi dem stade Sadio Mané mooy tax donc kon lu am solo la waaye nag liy wane ne rek équipe la donc ku wax équipe doo wax kenn nit doo wax ñaari nit waaye équipe bi yëpp ngay wax Sadio Mané bu footballul aussi équipe baa ngi fi dañuy football donc am nañu ay yaakaar yoo xamante ni ñoom it war nañu mën a def ci terrain bi loo xamante ne rek Sadio Mané mu ngi ko fay def
donc buñ ci paree nag ñu wax ci série bi nga xamante ne rek mooy série wu cocaïne bi ñu naan la série continue nag lépp lu jëm ci wàllum cocaïne daal ak dorog fi mu toll ni tembe mi ngi gën di jombaa jonge ci réew mi jàppaat nañ ca fa nga xamante ni moo di ca Kaolack li nga xamante ni moom moo di cocaïne ginnaaw ca kër Ayib 30 kilogrammes ya nga xamante ni moom lañ fa ngooy niki samedi donc jàppaat nañ 33 kilogrammes ca Gandiaye démb donc mu nekk loo xamante ni nag mbir maa ngi bëgg a bari de waaw ma ne cocaïne baa ngi bëgg a bari poon mi waaw moom dañ koy fóonam dañ koy mokk dañ koy tuxam luñ koy def nag cocaïne de bëgg naa xam luñ koy def en tout cas man defuma waaye damay laaj quoi damay laaj. doy na waar daal doy na waar dégg ngeen ñu ni Bah Diakhaté ak Imam Ndaw tëj nañ leen lu tolloog 3 mois de prison ferme ay njaboot lanu ay boroomi kër lanu donte prison la ñuy tabaski itam ñu ñaanal leen yàlla defal leen jàmm nag loolu nag wàññiwul dara ñaanal sa moroomum jullit jàmm nag moom xanaa dara nekku ci nag kontaan nañ ci yéen ñëpp waaye yéen nag lii nag duñ ci wax nag lii nag duñ ci wax. entraîneur bi ñu dóor ba mu faatu ca njaareem duñu ci wax ci kanamu njabootam laa lii duñu ci wax waaye yow nag nii nag metti na kii nag moom soxnaam moo ko yóbbu ca prison ba xam nga lan moo tax mu yóbbu ko fa daa lekk xaalisu loyer ba waaw ñu tëj ko nag prison pour 6 mois maa la wax loolu donc rek leen rek sa soxna wóolu la ba jox la xaalisu loyer nga dem lekk ko ndax lan sama soxna la loolu am na jigéen ñoo xamante duñ baale nag loolu mënta ne ay ca mi ngi noonu ñu bëggee képp ku ñuy teewlu di ñu bàyyi xel nag mënul ñàkk nag ñu daal di lim ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko xarit dëkkandoo ñu jox leen di daje kon bu suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. Chers jeunes tenus du Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. ñuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas ko nga guux bala ngay naan bay si mu leex moox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi. jërë ngeen jëw. halaan bikum. mais da ngay seet loolu rek. mbaa yéen a nga ca. ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah. yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonko Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.